mbokki safo télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu dem ko jukki dina bokk ci doxum nemmeeku jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu biir réew moom Antoine Félix Diome ci banlieue bu Ndakaaru xool jafe-jafe askan wi gis ngeen ko noonu Habib Faye daañu ànd ak moom ci jotaayu xibaar yi ma nga fa nga xam ne moom moo di ca Parcelles Assainies diwaan bu Kër Massar daañu ci dikk nu mu gën a yaatoo des itam ci banlieue bu Ndakaaru quartier Afia xam ngeen ne ca Yeumbeul Sud la nekk foofee itam suñu ay ndaw dem nañ fa xaaju guddi xool askan woowee ana nees mën a def ba daal di denc seeni ay nelaw lu mu ci mënti doon jàppale ne mbokk yi lu doy waar la daañ ci dikkaat ak reportage bu Chérif Dia ëpp na 2 junni ci ay faux compteurs yoo xamante ni service bu météorologie du Sénégal moom moo ko daal di foqate ci ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi nekk fii ci réew mi ñoom itam ñàkkul ne daanu jël ay daan daal koy teg ci kaw ñooñee nga xam ne nag amuñu benn yoon ndogal ngir daal di jëf ñu ni mel wàllu tàggat yaram coupe du monde beach soccer jàppale ne nag gaynde yi daal nañuy qualifié ci li nga xam ne moom moo di quart de finale yi ginnaaw itam seen ñetteelu victoire tey jilee ñu ngi ko am ci kanamu ki nga xam ne ñoom ñoo di waa Portugal ginnaaw itam bi ñu leen dóoree juróomi bal ci ñett afro basket wàllu góor ñi jàppale ne itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde yi daal dañuy amal seen match xarito ci seen digganteeg Kenya naam match bi yombul woon waaye itam xale yooyee nag daal nañuy def kéem kattan score bi nii la tëree juróom-ñaar fukk ak ñeent jàpp juróom-benn fukk ak juróom-ñaar mooy di score bi mbokki lu ni mel ni tënk la léegi-léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média xibaar yi dañu koy door dem ca diwaan bu Ndar géej foofee nag am ñaari ndaw yoo xamante ni dañoo rek làpp ci géej bu sal mu mel ni nag benn koor wa jamono yi nag gis nañ ko jàpp leen ba tey ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa sapeur pompier ñu nga fa wër ñaareelu koor ba waaye jamono yi nag mu mel ni France daal di xëddeem ñoom itam li ñu xam le moom moo di daañu wëyal li nga xam ne nag moom moo di seet bi lu mu leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar mbokk yi bokk na ci jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biir réew moom Antoine Félix Diome ma nga ca banlieue bu Ndakaaru rawatina fa ñuy dippee rek Parcelles Assainies diwaan bu Kër Massar Habib Faye moom moo ñu fa nekkal jamono ñu duñ toppal loolee Habib mu mel ni noonee la tëree ginnaaw ba ma la nuyoo. maa ngi lay fay ni nga waxee ñu ngi ànd ak jëwriñ bi ñu dénk kaaraange biir réew mi Antoine Félix Diome moom jamono ji fi ñu taxaw nii jàppale ñu ngi ci unité 14 Parcelles Assainies bu Kër Massar fii askan bi ñëpp a génn gàttu ko wax ko itam li nga xamante ni ñoo di seen i métti ak lan nga xam ne moom moo nekk seen biir xol ndax tamit ndox mi ni ñu ko gisee bëri na lool gannaaw ba nga xamante ni taw na ci biir Ndakaaru Kër Massar na mu meloon atum daaw daa mel ni ren lu ko raw ñoom nee nañ loolee la ñuy dund ndax ci doole itam da leen gën di sonal moo di ndox yi dafay ball jafoos yi ñëw tamit dajaloo ci kër yi génn ci mbedd bi waral na itam ngir nga def li nga xamante ne moo di tes besoin da doon loo xam ne lu metti la ngënd bu war a sax togg sa kër dina doon lu metti waxuma laak nag nelaw ñoom waa Kër Massar tey ñu ne mënaguñoo nelaw ba yandoor gannaaw loolu itam jawriñ gi jaar na ba nga xamante ni moo di ca quartier Camille Basse gis nañ askan bi foofee na nga xamante ne noonu la ñuy def ñoom ba mu tawee ba léegi génnatuñu dem liggéey mënatuñoo def tamit la nga xamante ni loolu la ñu bëgg ñoom ci seen bopp tey la ñu gën a bëgg rek moo di canaux yi nañu ko defar ndax tamit ndox mi ñu gën ko mën a évacuer ci lu gaaw jawriñ gi fi mu njëkkee moo di ca diwaanu Tivaouane Diacksao foofu tamit askan wi ñoom ñëpp dañu génn ndax li ñu gën a bëgg rek moo di seen ñaari bassin yi nga xam ne am nañ ko ñu connecté leen ba nga xamante ni tey ndox mi ngir ñu jàllale ko day doon loo xam ne lu gaaw la waral na ku ci nekk naam am na ay ndaw yoo xam ne bëggoon nañu génnee ay morceaux yu xonk waaye ci ab dalu ñenn ci ay autorité ak i bàjjanu gox waral na ndaw ñi ci seen bopp jàkkaarloo ko fi nga xam ne moo di jëriñ bi wax ko itam di leen nakari wax itam seen i bébét te it jërëjëf Habib du ñàkk daañu àndaat ak moom ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab waaye banlieue boobee la ñuy desandi bi la yoon dañuy jóge Kër Massar dem beneen ab quartier mu di quartier Afia jàppale ne ca Yeumbeul Sud la nekk suñu ay ndaw dem nañ fa xaaju guddi xool askan wi donte ñu ngi ci ay jafe-jafe nan la ñuy def ngir rek daal di denc seen i ay nelaw ci wile reportage nga xam ne Chérif Dia ak Modou Diop def nañu ko. quartier Afia Yeumbeul Sud fii foo natt coono askan wi weesu na ko ndax mbënd mi amul fun jëm guddi gi xalaatu nelaw
rawatina xiif di leen yoot. aw ma fu ma ko teg gaz bi dama koy teg ci kaw lal bi gaz bi ci kaw lal bi laa koy teg xale yi téye ndigal gaz bi may tàngal kafe gi di dund lu métti nii la ñuy fanaane damay fanaane xoole ba bet set ku nu yaram dimbalañ te yàlla tax koo xamante ne dafa am coono néew si doole bu amul doole bu ko fa lii fekkee day gën a metti néew si doole boo xam ne day dëpp ci nam bu ko fa lii gën a fekkee day gën a fande. ñàkk fun jëm tax na njaboot yi ne dañuy dund ci ndox mi. pour ñu lekk faaw ñu tegale ay briques ngir gaz bi tàkk. sonn rek dem na ba sax ba suñu courant bi gis nga ko ndox mi dafa yéeg ci miir bi courant bi gis nga ko nii gis nga fekk ci lëndëm bi ngeenu fekk ndax dafay maas am na lampe yëpp lakk gis nga sama lampe néeg bi nii télé bi moom laay leeral gis nga ko xoolal gis nga suñu duus yi yëpp danoo indoone nga ko ci kaw dama doon julli ci kaw la ñuy jullee fi la ñuy toggee fi la ñuy añee fi la ñuy reer gis nga ko xale yi sama wujj bi gis nga ay neppant la yor dañu gis sooy yewwoo doo am foo teg sa tànk gis nga ko kër gi mi ngi nii amul fi fenn fu fi nit mën a. bu guddi jotee coono yi gën a tar xale yi xëy na mën na leen yóbbu ci njaboot yi mbënd mi sonalut ñu mag ñi daal di fiy des guddi gu yàgg sax la ñuy paase. xewle gi moom ci bëccëg fii la gaa yi taal soxna yi fii lañ togg ay waaw bu ñuy kiit bu ñuy reer wala dama na ko noonu it dañuy teg rek mën a reer tëdd ama booy yi ñu bari dañoo dem tëdd ci seen kër nijaay lañ dem. lu soriwul dara kër njabootu Aydara fii it naka noonu ñu fekk fa soxna su jaaxle lool moom daanaka ci lëndëm turus la nekk. lu ñu mën a kiiwal suñu bopp di ñam-ñabat dañuy sëkk daaw bi nawet bi jàllee sëkk naa fii ba ci niveau bi moom 2005 mais gis nga ndox bi bi mu ñëwaatee. ci ndox mi la ñuy fanaan amuñu moustiquaire amuñu leen yooyu di ñu bëgg a rey ñoo ngi nii rek nekk fi di muñ te gisuñu kenn ku ñu dimbali nag ci ndox mi. image yu doy waar yi ci la askanu Afia bu Yeumbeul Sud nekkee guddeeg bëccëg bi mbënn mi tàmbalee ba léegi mu mel ni quartier bii di Afia wuyuwul turam dara rawatina jamonoy nawet. nañu dimbale doomu aadama yi te yàlla tax yàgg nañoo fan rek. Chérif Dia askan woowee yàlla na sunu borom daal di teg loxo ci ñoom daal di leen di dimbali bu baax a baax ci jafe-jafe yi nga xam ne jamono yi ñu ngi ci nekk ñu dem feneen itam wax itam ci leneen ndaw yu Tivaouane jak saaw ci banlieue bu Ndakaaru xam ngeen ne maire yi nga xam ne nag moom la ñu nekkee tax na itam ñu baare woon fa nga xam ne moom moo di ca autoroute à péage bi ginnaaw bi midi passé mu mel ni nag lu ni mel juróon embouteillage bu mag boo xamante ni nag lu tolloo ki waxtu gendarmerie nationale moom moo daal di ñëw ngir daal di tas yooyu le ndaw ci ay gaz lacrymogène yoo xamante ni nag amal nañu ko fa. ñu wëyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci leneen mu di tournée ca Fass Gounass ca département bu Koumpentoum fa nga xam ne moom moo di ca Katia Kassé ca commune bu Bala ak itam Netebula la nekk jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu mbay mi nag am ak mbégte ginnaaw bu bàq wi tooyee li nga xam ne nag moom moo di mbay mi ñu nemmeeku ci ay jéego dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Moussa Omar Gueye Amadou Diédhiou. Fass Gounass seeti li ñu tuddee gros produit maanaam béykat bu mag. mooy Serigne Habib Ba te moom gis nañ li mu béy ci ay hectares moom ëpp na ñeenti fukk yooyu am na dugub am na mboq am na gerte te li ñu gisagum ci maanaam tool yi ñu visité ak tool yi ñu romb gëm nañ ni nawet bu ren bi war na mën a méngoo ak nawet daaw wala mu upp ko loolu la ñuy ñaan yàlla nawet bi egg ci jàmm ñu am production boo xam ne comme daaw ni ñu gisee ne maanaam mbéy moo tax ba suñu économie suuxul ren encore suñu économie du suux parce que mbéy mi dina ko régler. waxtaan na ak DG SONEFIDES li mu wax mooy ren maanaam béykatu coton yi yokk nañu mbéyum coton bi 2,000 hectares yokk nañ ko ci donc 2,000 hectares boo ko yokkee bu dee nawet bi egg na ci jàmm gëm nañ ni li ñu amoon coton daaw li ñu am ren dina wees li ñu amoon daaw. commune Bala foofu dañu si demoon seeti béykatu ceeb yi maanaam moom jigéen yi ñoo fa ëppoon. commune Bala li ma mën a wax mooy tracteurs yi nga xam ne président daf ko joxe woon fële
maanaam Grand Théâtre fekk nañu tracteur commune Bala moom yegg si na foofu gis nañ ko xam nga commune Bala amuloon tracteur léegi am nañ benn loolu gëm nañ ne dina changer déwén seen mbéy te loolu la président wax maanaam gox-goxaat yëpp ñu indi fa ay machines moderniser agriculture sénégalaise loolu la ñu président de la république Macky Sall sant. ay wax mbokk yi ñu wéyal li nga xam ne moom moo di xibaar yi wax itam ci leneen loo xamante ni mag leen ko doon junju bu ñuy door mu mel ni nag ëpp na lu toll ci 2 junni faux compteurs yoo xamante ni nag service bu météorologie du Sénégal ñoom ñoo ko nangu ci yenn ci ay gox file ndax li ñu jàpp moom moo di lu ni mel du ñooñee nga xam ne ñoom ñoo ko doon jëfandikoo ñoom ñoo ko war a jëfandikoo lu mu ci mënti doon Habib Faye ak Mardien amal nañ ci ab reportage ñu seetaan. lu ëpp 2 junni ci ay faux compteurs yu Sen'Eau yooyu la ñu teg loxo service de la météorologie bu Sénégal def li ni mel gannaaw ba nga xamante ne wàcc na ci terrain bi def ab nemmeeku gu dëgër. dafa am ñu fi dugal ay compteurs yu nga xam ne moom la ñuy jaay suñu mbokk yi nekk ci dëkk yu kaw yi ñoom ñoo koy jënd ñëw di ko installé ak ay plombier mais compteurs yooyu daal jaarul fu mu war a jaar. même douane sax pratiquement yëgul sax compteurs yi parce que compteurs yi ñoom dañ koy nëbbu di ko fi dugal après nag ci la ñu jàpp presque plus de 2000 compteurs mu ngi nii ci suñu magasin bi. SOS consommateur ci ab bataaxal ñoom ñu ñaawlu bu baax anam ba nga xamante ni compteurs yi ñoo ngi koy doxee te itam lii nekk ab njur njaaj service bi ne. xaw ma ndax ñoom li ñuy wax am nañ ci preuve yu leer ou non mais pour le moment communiquer rek joxuñu ñu benn preuve suñu amee ñoom preuve dañu leen di ñaan ñu indil ñu ko. suñu compteur balaa ñu koy indi ci réew mi balaa mu fi dugg dañuy def contrôle de conformité donc compteur yi day jaar ci ñun ñu xool ko saytu ko au plan administratif et aussi avec des essais compteur seen eau yi nag yëpp fii lay jaar ci ñun. donc ñu def contrôle de conformité bon suñu nee compteur bi donc compteur yi baaxul dinañu jaaxal. ngir li ni mel gën a leer ci boppuk askan wi waa météorologie bu Sénégal ñoom la ñu fas yéene def mooy wàcc ci terrain bi def ay prélèvement ci li ñeel compteuru Sen'Eau yi. mais ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fi dugal tam dañ leen teg daal ba pare dinañ demandé effort ñu waxtaan seet nu ñuy def benn procédure du contradictoire mooy ci nekk ci biir dëkk yu xëcc yi ci milieu rural bi. bu ñu amee compteur bu nga xam ne yaakaar nañu ne fiabilité bi des na dañu war a saisir ñu def comme nu ñuy def ak waa Sen'Eau yóbbu compteur bi ci benn banc d'essai xool ko saytu ko. compteur yi ngeen gis yëpp ñu tege fii ñu teg ko ab loxo fii ak fan yu néew ñu ne lañ ko fas yéene taal. chef service division météorologie xamle li ni mel. jërëjëf Habib Faye ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax wax itam ci leneen mu ñeel li nga xam ne moom moo di xëyub ndaw ñi wala bokk emploi vert mu mel ne nag ndaw yooyu ngeen di gis te ñu nekk ca département bu Kanel la ñu jàpp moom moo di jëwriñ ji nga xam ne nag moom lañ dénk wàllu alam gi moom Abdou Karim Sall anam wa nga xam ne moom lay jëlee nag dafa jiital ñenn ci ay ñoñam ci langue politique bi ba tax itam ndaw yooyu taxaw temb takk ba dëgër ne du si dal benn yoon ginnaaw itam ab ndaje ak way taskatu xibaar yi nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal ci conseil départemental diwaan bu Kanel ca Kanel ak li ko wër Ali Bandel ñaaw ndaw yu bawoo ci fukki commune ak ñaar yi bokk ci département bu Kanel ñoo daje ca siège conseil départemental bi ngir ware seen naqar mere gi ñu mere jëwriñ gi yore wàllum environnement ñuy gis ni ministre bi di Abdou Karim Sall ci liggéey yooya nga xam ne njiitu réew mi daf ko diggee woon ndaw ñi dafa daal di bendeeku plateforme bi fi ndaw yi doon bindoo mu daal di jël ab listam daal di recruter ay ndaw yi nga xam ne ci wàllum politique la jaar ngir recruter leen. joxe woon jour boobu ay ordre maanaam ay recommandation mu ne leen xëy yooyu noonu may joxe bu ko benn responsable politique politisé wala jël ay militants am wala jël ay ndawam. bizarrement à notre grande surprise fii ci département de Kanel imaginez sur les 110 Abdou Karim Sall jël ko jox ko ay ndawam ci commune de Orkodiéré dans les autres communes c'est la même chose dañuy lancer président nag ci message bii ñu ngi koy ñaan mu arrêté Abdou Karim Sall mu rectifier Abdou Karim Sall li muy def ci département de Kanel ñun ndaw Kanel ànduñu ci ñun ndaw président de la République ànduñu ci ñun ndaw yi nga xamante ne ñoo fi toogal ndaw yi ànduñu ci kon donc dañuy ñaan président de la République mu xoolaat Abdou Karim Sall li muy def dans le département de Kanel et pratiquement dans le Fouta ñun dañoo sonn sunu ay ndaw amuñu xëy mënuñu am nag nekk fii jeunes yi am problème mu xëy ñu andi fële Abdou Karim Sall ma nga xamante ni mbaaw sax mënu fa régler dara mu ñëw ci département bi mu bëgg ñoo jaxase jël ay ndawam mais ndaw yi mu jël yëpp dafa leen def transport de vote
ndaw yu mu jël yëpp boo leen demee benn par benn dañ ko see defee benn par benn amul kenn ki siy woote si commune de Orkadiéré ñëpp la def transfert de vote ñu ngi woote Mbao d'après les informations yu ñu am même à l'actuel heure bii la ñuy wax heure bi ñuy wax ñu ngi seen biir néeg di enregistrer ñi di leen jox ay contrat de travail te loolu du yoon. ndaw yi nga xamante ni nag amal nañu seen daje ak taskatu xabaar yi ci biir ëttub conseil départemental bu Kanel xamle nañ ni daañu amal ay manifestation ci commune bu ne lépp rek ngir xamal askan wi li ministre Abdou Karim Sall doxee ñoom ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg jéem nag ngir recueillir réaction jege ñaale ministre Abdou Karim Sall waaye ba waxtu bi ñuy àddoo tonto gut tontu nañ Ali Bandel Niang ndax itam fësal nañ ab bataaxal jagleel ko télévision Futur Média muy ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yor cellule de communication bu jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu alam gi li ñu xamle moom moo di dafa am ay ndaw yoo xamante ni ñu nga ca département bu Kanel te itam seen i pexe moom moo jubul ba tax itam ñu daal di fësal yooyu les kàddu moom Abdou Karim nag li mu xamle moom moo di lépp lu ñeel wàllu transparence ñu ngi koy amal ci yile jamono amul benn njuuj njaaj boo xamante ni daal nañ koy nemmeeku ci anam wa nga xam ne moom la ñuy tànnee yooyu le ndaw naka noonu itam mu ji daal di ci toftal ne ndaw yi am fukki at ak juróom-ñett jàpp ñeent fukki at nag li nga xam ne moom moo di inscription yi daal nay wëy ci li nga xam ne moom moo di plateforme yi daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ñu dem feneen wax itam ci leneen diwaan bu Ross Béthio amal nañ fa campagne d'appui mu ñeel nag wàllu jur gi la ko waral bokk na ci rek yenn ci ay jàngoro yoo xamante ni da leen di faral di jur di dal ñu daal di ciy jug ci anam wa nga xam ne nag moom la waree Ousseynou Diop Abib Seck ci reportage. xeex feebar ngir aar jur gi ci yenn feebar yi nga xamante ni moom la ñuy daal di jànkonteel moo tax ñu amal campagne d'appui à la gestion sanitaire du bétail amal nag fii ci commune bu Ross Béthio seeni mëbët mooy xeex feebar yi nga xamante ni jamono jile moo sonal jur gi. matat bi ni gis ngeen nag yi ñu leen piqûre léegi gis ngeen matat yi mu nekk ci kaw nag yi. nag yi ren génne nañu feebar ba nga xam ne ki kenn xamul feebar bi lan la. bokkul ak feebar maanaam kii waa bokkul ak waalo bokkul ak bu ñuy bokk jeedooji amoon na fa bokkul ak boobu. ñoom sàmmkat yi nag nee nañu engagé wu nañ bu baax a baax ngir lu jëm ci wàllu feebar yooyu ñu mën ko fagagal ndaxte gis nañ ni campagne bile rek moo mën a tax lu jëm ci wàllu jafe-jafe yooyee ñu mën ko daal di dëddu. yooyu ñi nga xamante ni ñoo nu sonnal ñoo nu jaakal moom engagé nañu tey pour keek ak moom te xam naa ni fi mu jaar nag yooyu moom yi ñu jot a pikiir yooyu moom incha allah dañ tekk li ko ak waala boobu. campagne bu ni mel ñu koy amal ci commune bu Ross Béthio doomu dëkk bi nag daal koy taxawal ñaari junni ci nag la ñu daal di ñàkk ngir lu jëm ci wàllu feebar bii di wàllo ak beneen feebar boo xamante ni sonal na leen te xamuñu lan la ñu daal koy mën a fagagal lépp nag ngir mën a soqali lu jëm ci wàllu sàmm gi ci gox bi. donc xam naa ne nag comme dañ ko door a tàmbali fii ñaan nañu yàlla ëllëg mu yaatu ba dem ci 4 communes yu nekk ci arrondissement de Ndiaye wala sax dem bay jàll ci département de Dagana. mbay mi boo xoolee sama ginnaaw rek da ngeen fi gis ay tool. donc ci wet gi aussi yéen ngi fi gis càmm gi donc ñoom ñaar dañ fi yàgg dëkk donc te di ici dëkk fi ci anam bu rafet. ginnaaw Ross Béthio nag ñi nga xamante ni ñoo amal mbir mi nee nañu yeneen ñeenti communes yëpp dañ ko fa amal ngir campagne bi jafe-jafe yi nga xamante ni jur gi dañ koy jànkonteel loolee ñu mën ko fagagal bu dul loolu ñu ni jur gi dina gën a latikaaf. jërëjëf Ousseynou cant ak ngërëm ñeel la mbokk yi ñu àddu ci leneen jàppale ne ci atum 2020 li nga xam ne nag moom la ñu jéggaani ca biti réew mu ñeel ay dàll ginnaaw ab xayma tollu na ci ñeen fukki milliards ci suñu ay koppar du samay kàddu ki ko xamle di rappeur bii de Simon Kouka ci la jamono itam mi ngi amal ab tournée ci yenn ci ay goxaan fii ci réew bu Sénégal la ko wundu bokk na ci rek gën a ñaax askan wi ñu jëfandikoo ci loo xamante ni fii la ñu koy amalee ci mim réew Abdoulaye Diallo ci reportage. ci at bi weesu lu ëpp ñeent fukki milliards la sénégalais yi dépensé ngir jënd ay dàll yi jóge biti réew loolu ki ko xamle mooy Simon Kouka di artiste rappeur waaye mu lal ab projet bi mu duppee solo fii. bi ñu dajee ak ministre de l'artisanat mu ngi xamal ne que at bu nekk sénégalais 4,5 millions marakis la ñuy jënd muy jóge ci beneen réew te ñun ñu am artisan wu Kolda. ñoo am waa Ngaye ñoo am waa village artisanal bu Saint-Louis waa village artisanal bu Soumbédioune ñuy defar ay dàll de qualité gën a dëgër dàll yooyu noonu te boo calculer 4,5 millions marakis yu ñuy jëndee beneen réew boo calculer marakis bu nekk 10 000 rek mu ngi nekk 40,5 millions ñooy dem at bu nekk ci beneen réew te mu mën a des fii suqali artisanat wu Kolda suqali bu Sédhiou suqali bu Ziguinchor suqali bu Kaffrine et cetera et cetera. ngir ñaax askan wi ndax ñuy nangoo di jënd bagage yi ñu defaree ci Sénégal
moom artiste bi dafa daal di sol ay dàllam mu utali diwaan yi ci biir réew mi li mu si sentu mooy ne ci ubbite l'école bi di ñëw pour que waajur xale yi jëndal seeni doom ay sakos école yi ñu defaree fii ci suñum réew. vraiment xamal sénégalais yi ne tey lépp lu ñu soxla ci wàllum solu mooy yére dàll mën nañ ko amee fii ba ci accessoire li ñu gën a tax ñëw nag mooy dañuy waaj a lancer benn programme boo xam ne mu ngi tudd jàngi jee saaku fii pour que sénégalais ci rentrée scolaire bii nii di ñëw ñu bañ a jëndal seen doom yi seen rakk yi ay saak yoo xam ne beneen réew la jógee mais ñu ñëw ci artisan yi nga xam ne comme Kolda ñu jëndee ay saak ci ñoom donc am na ay formation yi ñu war a def. mbas mi nga xam ne daa jural askan wi ay jafe-jafe yu dul jeex sénégalais yi mën nañoo sukkandiku ci lu mel ni le consommer local ngir jéem a wàññi yi la jafe-jafe. tàggat yaram ñu wax itam ci coupe du monde bu beach soccer mu mel ni nag Lions yi ñu ngi gën a dëggal seen bopp ci seen ñaareelu match bi xam ngeen ne daal nañuy làbbali Portugal juróomi bal ci ñett mu mel ni itam daal dañuy rek qualifié ci li nga xam ne moom moo di quart de finale lu mu ci mënti doon Cheikh Tidiane Diawo def na fi ab tënk ñu seetaan. gaynde yu Sénégal yi wane taxawaay ba mucc ayib ci seen diggante ak Portugal bi nga xamee ni mooy champion du monde Guney Galasi lay daan leen ci daan bu rafet qualifié ci quart de finale yi laataa sax ñuy football dernière journée ci phase de poule yi Raoul Mendy mi nga xamee ni dafa ñàkk yaayam laata match bi di door am taxawaay bu am solo gaynde yi ñaq bu baax laata ñuy daan équipe bu Portugal bi nga xamee ni sonaloon na leen lool ba jot sax ubbi score bi. waaye sénégalais yi dute wuñu benn yoon ci match bi ba tax ñu mujj daan équipe bu Portugal bi ginnaaw bi Madione Diagne dugalee ñaari but Raoul Mendy tamit dugalee ñaari but ak beneen bu Nino Diatta seen match bi ci tegu nag ci diggante ak Oman day doon ci mardi bi ngi fexe rek ba conforter maanaam seen place leader ci groupe bi te tamit préparer quart de finale yi ci anam yu mu gënee baax. ñu desandi ba tey ci wàllu tàggat yaram wax itam afro basket ci góor ñi mu mel ni nag gaynde yi amal nañu itam li nga xam ne moom moo di seen match xarito ak itam Kenya score bi nii la tëddee juróom-ñaar fukk ak ñeent jàpp juróom-benn fukk ak juróom-ñaar mu mel ni itam match boobee doon lu yomboon lool ginnaaw bi bañ ko doon amal ca parquet bu école Green Hills ak demi mu mel ni itam Mame Fatou Ndoye ak itam Pamas daal nañ ciy def ab tënk ñu seetaan reportage. benn match amical la gayndey def fii ci Kigali di xaarandigum tàmbali officiel bu compétition bi ci dimanche après-midi bi ñu door équipe bu Kenya bi 74-67 écart bu néew bu juróom-ñaari poñ ñaari équipe yi nag joué ci parquet bu tane rek ndax match bi ci ab complexe su école lañu ko def bu tudd Green Hills Academy. donc bi ñu ñëwee fii ba léegi bii mooy suñu premier soo boolee séance d'entraînement wala match donc li jafe mooy condition terrain bi peut-être nekk ñu woon pour jouer match ñun xalaatoon nañ sax bañ a jouer mais bon bi ma laajee joueur ñu ne bon comme loolu moo fi am ma ñu jéem a ñàkk tuuti donc moo tax tirer conclusion côté basket dafay métti trop parce que li ma waxoon suñu joueur yi mooy fexe leen daw voilà soo leen amee tir jël leen ko mais bu kenn risque dem panier bu kenn risque jël situation xam daal mën na gaañ nit. ba léegi équipe bu Sénégal jotul entraîné looloo tax joueurs yi amoon motivation tàngal seen yaram ci bés bi. waaw dëgg la ni que conditions yi moom métti woon nañ trop parce que bon ak poussière bi température bi et tout ça mais bon ñun moom ñi ngi sant yàlla quoi parce que opportunité la woon pour ñu mun daw bàyyi suñu muscle yi ça fait 2-3 jours jotuñ joué donc sant yàlla. si ñaareelu pàccu match bi staff bi joxe ay consignes ngir joueurs yi bañ a jël benn risque moo tax d'ailleurs. écart bi néew. je pense que match yi ñu mën a am rek baax na ci ñun mais xalaatuma woon ne fii la première chose dama foogoon ne Kigali Arena lay nekk donc deuxième chose ma yaakaar au moins terrain bu am parquet mais bon fi ñu toll nii terrain bu amul parquet waruñ ci jouer. équipe bu Sénégal bi nag ñoo ngi am yaakaar gis parquet wu Kigali Arena bi balaa ñuy jouer seen premier match officiel comme ni ko règlement FIBA bi waxee dina doon lu am solo ndax ñaari fan moo des balaa ñuy daje ak Ouganda ci seen match bu njëkk. Mame Fatou Ndoye Massaer Ndiaye ci wowule reportage ñu woyal ba tey wax itam ci leneen ñi lay yéeg ci national 2 USM bu Matam nag di waaj li nga xam ne nag moom moo di phase finale yi club boobee nag boobaak léegi mi ngi ci li nga xam ne moom moo di regroupement ñu teewlu Ali Bandel ñaa ci tënk. taayu monté en national 2 bi nga xam ni tax na ba USM war a kon dem altine ji ca Diourbel ngir kon amal ñaari jongante yi leen mën a permettre ñu yegg ci national 2. bon ñoo ngi koy waajal depuis ñu dégg ne bon war nañ dem tournoi de montée depuis ñu jël trophée bi ren
ñu ngi koy waajal avec les moyens bu ñu mettre à notre disposition bien vrai que équipe bi bon am na tuuti jafe-jafe sur le plan médical mais ñoo ngi def avec pour au moins équipe bi mën a être au top jour bu ñu war a dem tournoi de montée parce que jeunes yi ak objectif bu ñu assigné wu maanaam mooy ne dem monter parce que depuis ñëw boo nekkee champion fii da ngay dem ñëwaat ren au moins autorités yi ak population bi ñu ngi ci ginnaaw équipe bi pour au moins équipe bi mën a monter mën a ñu am benn équipe boo xamante ni dans la région mu représenter Matam dans l'élite du football sénégalais. boobu ba léegi nag joueurs yu USM ñu ngi ci regroupement fii ci dëkkub Matam te ñu nemmeeku dugal loxo bu baax a baax bi nga xam ne doom yi yenn ci doomi Matam yi dugal nañ ko loxo ngir jàppale club bu fañowu dëkk bi. ñu ngi nii di préparer wu équipe bi mu ngi en forme ñu ngi leen di tàggat te yaakaar naa ni équipe bi dina def jaloore pour que enfin benn équipe bu dëkk Matam ñu mun ko dégg au niveau de l'élite nationale du football sénégalais. tey bu ñu déggee Matam mu ngi au niveau de l'élite yaakaar naa ni bépp doomu Matam dina si kontaan mais gis ngeen stade bi mu ngi commencé délabré wu au niveau de l'éclairage public ça pose problème gazon bi mu ngi commencé di dem ñu ngi laaj bépp doomu Matam na si jàpp pour que enfin football Matam mun a soxali ko. kon visite bi ñu doon amal fii ci stade régional bu Matam fekkee nañu galop d'entraînement USM di équipe bi nga xam ni moo war a dem jongante ñaari match la ñu war a jouer laata ñuy mën a yéeg wax nañ ko ñu bëri dugal nañu seen loxo ci poos indi seen ndimbal waaye ndimbal du doy. jërëjëf Ali Bandel Niang mbokk yéen itam jërë ngeen jëf ci teewlu bi léegi ak rédaction bu télévision Futur Média soxna Naata Mbaye noppi na faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam mbale di jox dig daje ëllëg incha allah ci xibaar yi ci 13h fii ci télévision Futur Média des leen di wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.